Yassé Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñoo ngi leen di nuyu yéen mu ngi noonu Chérif mooy médiateur ci Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekkoon ay jamono itam secrétaire général bu SAES di kuréelu jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi. muy lu am solo li waral waxtaan mooy fan yi université yi coow judd na fa même si bind reprendre léeg-léeg ci fukki fan ak juróom lay mat bi ci mujj mooy démb bi marax di jot gis nañ ay jàmmarloo yu doxoon ci diggante ay étudiants ak force de l'ordre di Abdoulaye di wax ci échange li ko waral nag mooy ñoom ay bourse leen laaj surtout ñi nga xamante ne ñoo nekk ci master 2 bi. yëg ngeen ko ak yan tànk ngeen jëf ngir yooyu bañ a am. yëg nañ ko te bàyyiwuñu di ci xalaat di ci dox ay tànk defar surtout ñun ñi nga xam ni ñoo nekk ci place su médiateur waxtaan nañu ak ñi nga xam ni ñoom la ñu war a waxtaanal waxtaan nañu ak waa ministère ñuy ministère de tutelle waxtaan nañu ak kilifa ak université gu bees gi muy Amadou Ali Mbaye ki remplacé Ibrahima Thioub bi fi nekkoon. waxtaan nañu itam ak étudiants yi nga xam ne nii ñooy way ñaxtukat yi mais dafa laaj nit ñi xam li xew parce que bu ñu déggee ni front am na front mooy ñoom ñu génn ñaxtu surtout ci Cheikh Anta Diop li nga xam ne nii moo am du étudiants yëpp ñooy kaas seeni bourse daf ci am kuréel ba nga xam ne groupe ba nga xam ne moom lañ ñuy wax ñi nekk master bu doon jamono yële mooy ñi nekk maîtrise ak DEA bu ñu leen boolee ñoom ñaar waaye voilà di war a def mémoire léegi nag ci ñoom daf ci am ñu nga xam ne nii ñu ngi laaj bourse d'accompagnement depuis ñetti weer dafa laaj ñu leeral lan mooy bourse d'accompagnement. lan mooy bourse d'accompagnement. bourse d'accompagnement mooy ndimbal moo nga xam ne dañ koo dolli ci li nga xam ni moom nga aman droit te mu jeex. subvention lay doon. subvention lay doon. étudiant bi bu fekkente ne nii mi ngi def master. te mu am tolof-tolof yoo xam ne ni tax na mënul soutenir master am ci délai yi nga xam ne moom lañ ko joxoon. day daal di wàññeeku ñaan autorités yi ñu may ko gunge ko accompagnement c'est le mot gunge ko moom eggalee maîtrise master. loolu nag doonul lu nga xam ne nii boo ko jaaralee ci droit man du ma juriste man géographe la mais dafa am droit positif am droit naturel. du force. du force. droit positif li mu la may boo ko jeexalee li ci des lépp da ngay ñaan njekk rek te foofu nag la ñu toll. waaye yàlla dafa def njekk boobu. autorité yi di leen ko jox ba mujj ñoom ñu def ko droit. lii mooy indi coow acquis ñoom boo waxee ñu ne ñoom acquis la. mooy acquis. ñoom boo waxee ñu ni acquis la. donc. est-ce que autorité leeraloon na leen ne lii du acquis. déedéet autorité moom li muy def ndax sa université du recteur moom mooy fay bourse. ministère de l'enseignement supérieur sax du moom mooy fay bourse yi ministère des finances mooy fay. ministère des finances bu ñu ko yóbbulee état yi ni ko fayal étudiants yi master da leen ni lii tegu leen ko ci yoon parce que prolongation de bourse la. mu doon nag ay négociations yoo nga xam ne nii ministère de l'enseignement supérieur day annoncé ni dinañ fay bourse yi waaye mu takk ministère des finances loolu mooy indi lii ñuy wax ay front. ak aussi ñu ni leen bon yónnee nañu état yi léegi ñu fay ñu dem banque jafe-jafe ci wàllu koom. waaw bu amee jafe-jafe bon. ñuy wax récession. voilà loolu yëpp ci la bokk ba tax ñun médiation enfin médiateur dañuy jóg toujours di dox ay tànk. ngir tolof-tolof yu mel noonu bañ a am ndax su amee day indi beneen jafe-jafe ci njàngale bi. ndax reprise bi lu tuuti mën na ko yàq. mais monsieur Diop dafa mel ni quand même tamit ci loolu la ñu dëkk. université munoo toog weer déggoo fa ni génn nañ ci tali bi ña ngay kaas am na demoon na fi ba ñu tuddee que deewoon na université bu Gaston Berger Fallou Sène ba mu génne àdduna demoon nañ ba nii dinañu fexeeti ba ay bourse du fi tardeeti ba coow yu mel nii du fi amaat mais dafa mel ni à chaque fois ça revient à la normale quoi loolu moom mooy normalité bi foofu. ku sa mbootu matul nag doo yokki gàmb parce que xam nga bourse normale yi pour fay ko boo amee problème boo ci yokkee leneen boo moytul nag mu gën a diis mais yooyu yëpp dañ koy arranger parce que Sénégal li mu yenu ci ay bourse xëy na c'est pas le débat parce que état aussi bu décidé maye ay bourse moom kooku may da nga ko war a fay waaye nag mayee ko ba pare fay bi chaque weer mu am problème ci jiiñante banque bi laa viré wuñu loolu moom dañ ko war a fexe mu jóge fii définitivement est-ce que yooyu yu ngeen di dox la rang yu ñuy gis ci université ba finalement nit ñi dañuy dem ba xaddi parce que xaddi mooy indi yenn saalit yi est-ce que loolu mën nañ cee dox ba mu jóg fii ak système yu moderne yi am léegi rang bourse war na xewi quand même
mën na ci am sax ay la yowén ndax bu leen fàtte ni bu njëkk régisseur moo doon fay bourse. loolu ça rappelle. léegi nag après la ñu def bancarisation. gis nga xam nga lu bari dafa laaj. mooy en face communication ak régisseur la. xëy na yéen ñi ñëpp di bon jaaw xaw naa ko xamee tuuti xaw ma fan laa ko xamee xaw naa xamee kanam bi. xam nga bu njëkk. yéen waa CESTI ñan ngeen bokkaloon daf doon am li tubaab di wax dérive. régisseur da daan jalgati. ndax am na ñoo xam ne dañuy abandonné duñ jël seen bourse mu daal di dem tombe ci escarcelle régisseur. ñu ni loolu nañ ko faj. faj bi mooy lan bancarisation nga xam ne day am li wala li tubaab di wax traçabilité. fu dërëm dugg dinañ ko xam. léegi bancarisation ñaari année yu njëkk yi ñu ko jot a def. la banque a retourné à l'État 500 millions. yoo nga xam ne nii bu fekkente woon du bancarisation. day dem ci ngelaw kenn du ko xam wala mu dem ci poosu nit. kon nag bancarisation am na solo. am solo gi nag teewul comme fi mu ne ñu toll dafa am étudiants yu bëri. dañu ne benn banque rek waroon di mën a fay bourse yi. banque bi daal di jël ay pouvoir am délégué ko yeneen payeur. ñooñu ñooy fay étudiants yi. te itam dafa am anam yu nga xam ne nii boo ci nekkul boo demee doo mën a fayeeku sa bourse. rang bi day bari malheureusement ndax. mais Ndiaye état su banque su delloo état 500 millions quand même war nañu mën a jàppale accompagner ñi nga xam ne ñooy def seen i mémoire. non ñu ngi leen di accompagner sax man loolu mën naa ko wax ci wax dëgg la anam yu calme yu clair yu leer ñu ngi leen di accompagner. te ñun ñii ginnaaw yàlla. déglu nañ ñu. ci accompagnement bi ndax accompagnement mooy nit ki gouvernement bi ci boppam sax day xam ne bu fekkente ni accompagné wuñ ko perte la ci gouvernement bi. parce que daf ko fayal bourse première année ba mu agsi master. su fekkente ni lu tuuti juróom-benni weer yi nga xam ne mën nañ ko accompagner mu soutenir mémoire am bàyyi nañ ko mu dem perte la. kon nag boo xoolee lii tubaab di wax le pour et le contre accompagner ko mu eggale. moo gën te bàyyi ban dinañ régler bourse d'accompagnement yooyu nga. bourse d'accompagnement yi yàlla def na xam naa ni fi mu ne ni su ma génnee ci émission bi maa ngi jëm rectorat woo nañu président yi amical yëpp am na loo nga xam ne nii moom la recteur bi dox ndax bii mooy deuxième front samedi ba lee defal nañu après joxe ultimatum démb mooy beneen front bi. recteur bi nelawul amatul beneen soxla. bu dul état de grâce mu xool dossier yi. non ñu ngi door a dugg sax may mun ñu ko may état de grâce ndax yéen ci seen bopp ay journalistes xam ngeen ni étudiant xol lay waxe xol lay waxe xol nag ak waxe xel bokkul parce que waxe xel mooy xam li nga xam ne moo jaadu. nga ni lii lañ war a def waaye waxe xol mooy ku sonn bëgg ku ko dimbali ndimbal nag ay la yéwén bu fekkente ni da nga koy ñaan. dem ci kanam nit mënoo gën a naqari direct ki ngay ñaan dimbal. te épreuve de force la li ko tubaab di waxe léegi démb recteur bi Amadou Ali Mbaye nelawul jóg na dem seeti ministère. dem na seeti Cheikh Oumar Anne et Cheikh Oumar Anne xëy na peut-être ñu bari xamuñu jaar-jaaram université la jaar léppam université la ko defee. bu yeboo ñu dem ba ca njiitu réew ba. jiite woon na kudd aussi. jiite woon na kudd ba ca njiitu réew bi ñii ñëpp. ay produits université Cheikh Anta Diop lañu. kon nag seen xalaat mënul nekk université di am tolof tolof. bu ñu ko réglé wu rek am na lu tax. te man maa ngi féliciter le ministère de l'enseignement supérieur parce que am na yu bari yoo xam ne nii nit ñaa ngi ko ci tuumaal. waaye moom syndicaliste la woon bokk naa ak man bureau national. SAES. ba pare yor ku moo ma gën a xam. très bien mais Ndiaye li Cheikh Tidiane wax foog naa ni am na solo saa yu ñu toogee lu ñu toog ab diir dégguñu ay jàmmaarloo am na sax kenn kuy wax naan moom keroog dafa jaaxle parce que doom ji daf ko laaj ne ko lan moo tax policiers yi di xeex ak étudiants yi. donc muy image boo xam ne je pense que war na fi quand même war na fi mën a jógee yéen médiateurs yi lan moo ci seen rôle d'autant que université dafa dem jamono boo xam ne dafa soppi xar kanam gis nañu ñu ngi koy taaral ñu ngi koy defaraat mais saa yu front amee quand même dañuy gis ay yàqu-yàqu yu am doole yu fa am te loolu day tax ba liggéey bi day tàggatee mbésaa su ne parce que soo demee bay waaj egg ci point Z bi mu amee yàqu-yàqu da ngay reprendre le travail muy bien public boo xam ne bu ñu ko yàqee ñëpp ñoo ciy ñàkk quand même. dëgg la du ñu noppi di ci xar suñu tànk tubéy autorité itam ñoom ñëpp ñu ngi def lépp lu nga xam ne mooy seen kéemtalaay kàttan. waaye nag dafa am lu nit ñi réeree mbir. université dem na ba jigee juróom-ñett fukki junni étudiant waxuma la enseignant de. étudiant kese. ab dëkk la si commune.
juróom-ñett fukki junniy nit yoo nga xam ne nii université la ñuy jànge nga dolli ci enseignants yi dolli ci parties yi personnel administratif technique et de service day daal di jéggi dayoo ñooñu nag bu fekkente ni bëgg nga leen gérer dafa laaj say moyen dara du manqué te amul fenn fa nga xam ne nii moyens yëpp doy nañ loolu moo indi lii nga xam ne nii moom la ñuy gis jànkonteel tey jii te ñu bëgg koo saafara ñun nag médiation mi ngi ciy dox lépp lu mu mën ndax recteur jox na ko ay joxuñu ko sax ay pouvoir mais dañ ko jox kàddu te yéen ñii nekk ci communication xam ngeen ni communication jafe na waaye amul dara nag loo xam ne mënees na koo régler suñ ko jaaralewul ci communication juróom-ñett fukki junni Chérif foofu mu tax juróom-ñett fukki junni étudiant ba noppi nombre de lits quand même 18000 foofu aussi gap doy na waar sax doy na waar mais jamono boo xam ne aussi dañu bëgg a respecter distanciation sociale reprendre à rentrée universitaire bi problème yi bëri na de bëri na loolu ndax lii daanaka musul la doy waaye tey jii su ngeen yónni woon benn caméraman mu dem université dina gis ni déjà fële ci ESP président de la République il y a 2 ans am na ñaari at yi ci ñu passé inauguré na fa ay pavillon mais su ngeen demee jaar couloir de la mort yéen ñëpp xam ngeen koy journaliste yi mais di ngeen gis ay pavillon yu bees suñu école fa la ñuy tabax voilà c'est suñu école ba ñu ngay tabax foofu ay pavillon yoo xam ne am nañu yaakaar ne bu eggee dina yokk nombre de lits bi mais amul fenn ci àddina foo nga xam ne nii mën nañu am nombre de lits ba nga xam ne nii moo méngoo ak étudiants yi ñu war a loger man jàng naa Strasbourg waaye dañu daan jox ay adresse ci nit yi privé yi pour nga dem wuti foofu logement donc mësul doy li nga xam ne nag moom la ñuy ñaan mooy wax le ministre de l'enseignement supérieur monsieur Cheikh Oumar Anne qui connaît très bien le secteur qui fait énormément d'efforts nous le savons en tant que médiateur nous savons qu'il nous aide et nous l'en remercions ce n'est peut-être pas l'occasion de lui tisser des lauriers mais man defuma politique damay wax rek li nga xam ne ni moom laa xam mais mën nañ ma ci enfin mën naa ko tuddee lay boobu nga jëlal Cheikh Oumar Anne ci ni parce que syndicaliste la woon xam na est-ce que dina neex a dégg parce que même enseignement supérieur ñi ko yor yëpp wax dëgg fa yàlla depuis un certain temps aussi waa milieu bi la en général du ñu jëli koo xam ne nii il est extérieur au milieu pour teg ko fa donc ñoom ñëpp xam nañu donc du moom rek lan moo tax nga yaakaar ni moom parce que jaar na fi pourtant jaar-jaaram yi depuis ay Kalidou Diallo secrétaire général syndicat la woon nekk na fi ministre de l'éducation nationale pourtant jafe na ci moom bi mu jógee syndicaliste dem éducation taxul moo yomb lu tax nga yaakaar ni moom jaar-jaaram boobu am na lu mu leen yombalal du caagi nag sax man may wax ne Cheikh Oumar man li nga xam ne nii moom lañ ko dégg Kalidou Diallo boobu koy wax man nekk naa ak moom son conseil technique numéro 1 xam naa bala boo gisee nii secteur bala ngaa xam na muy doxee nga dugg ci biir te bu ma jëlee lu nga xam ne nii mën naa ko méngale tuuti ak lu ngeen xam mën nga ko comprendre jockey sax boo koy jox fas na fekk mu xam fas su xamul fas du koy indi à l'arrivée leneen li ci des nag ay moyens la mais dañuy wax ni souvent c'est pas les meilleurs médecins qui font forcément les meilleurs ministres de la santé tout comme c'est pas les meilleurs professeurs qui font forcément les meilleurs ministres de l'éducation d'accord naa loolu mooy limitu argument bi ngay joxe aussi déedéet d'accord naa ak yéen mais nag li nga xam ne ni mooy lu tuuti lu nga xam ne mënu la ñàkk mooy na nga xam secteur bi ñu la jox boo ko xamul mën naa am ay tojaanga rek ngay def te boobaa léegi du la nga xam ne nii kala fa teg loolu la bëgg doo ca egg man tëggaluma kenn ay ndët damay wax rek li nga xam ne ni moom laa gis mbiram homme du sérail de comme waaw yéen ñii ay journalistes ngeen mais li ngeen dégg Ndiassa Diop ci plateau de télévision bariwul pourtant yor naa saa juróom-benn at yu mat sëkk waaye nag dama wutul lu nga xam ne nii man lay jëmale kanam mbax man ndongo daara laaw daanaka mën naa ni alxuraan mën naa ni amul dara loo nga xam ne nii ci àddina dina ñëw te man duma ci rafet njort dama ci rafet njort ba leneen fekk ma ci lii nag tey jii yaakaar naa ni des na ci mën a indi saafara nag doonul loo nga xam ne day régler problème yi loolu professeur yow gott nga wala sa médiature foofu am da ngeen a bari pour ñu lay jàppale ci liggéey déedéet man ñaari nit laa am ombudsman ñaari nit laa am bis bu yàlla sàkk étudiant ñu ngi may téléphoné parce que dañ ni leen problème bu ngeen am dem leen ci médiateur dem naa sax ba sama jabar ni ma wax yow koo fi nekkal munoo 2 heures du matin ñu lay woo man leen mënu bu ma ba laajul ndax day wujjee bu ma ko essayé woon loolu su ma ko essayé woon benn yoon rek étudiants yi daal dem seeti recteur ni ko woon nañu médiateur indi ba joruñu ko kon yow recteur moo la tab recteur moo ma tab moo ma teg ma nekk médiateur
de l'université Cheikh Anta Diop. Peut-être que dafa penser ni comme nekkoon naa syndicaliste xëy na mën naa am ma ci xam. li nga xam ne ni nag moo wàññi sama doole. moi je ne suis pas un communicateur professionnel. dafa am rek lu nga xam ne moom. yaa ngi jéem de yaa ngi ci des. déedéet dafa am la nga xam ne nii. ba ngay nekk SAES da nga yëngal. non SAES sax bon loolu slogan Castro la mais man liñ ma xamee ci milieu syndical bi mooy def lobbying. lobbying mooy waxtaan ci suuf balaa dara ni tël yàq lu ëpp lu nga xam ne nii boo fekkante ni waxtaan nañ xëy na duñ fa egg. te mën naa ni du ma wax fii tey jii li nga xam ne ñun am nañ ko comme ay résultats. yéen journaliste ngeen xam ngeen. ba bu mujj nii affaire retraite bi dem nañu ba kër président de la république. mais ba ñu demee waxtaan ak moom ni ko ñun kat dañoo gis ni yow. retraite des professeurs de rang. wala pension. oui. pension retraite. wax dëgg yàlla du ma aussi di ko tiise ay lauriers mais dama leen di jox rek ay exemples yoo nga xam ni. façon bi ngay jëlee problème mën na laa jox résultat mën na tam yokk jiyee. et li nga xam ne nii moom laa ci am ci yaakaar suñu reprise bii incha allah. dina dem ni ñu ko bëggee. bëgg naa ñu aussi xaw ma ndax naka ngeen di jëflanteeg waa UGB parce que foofu aussi gisoon nañu fitna foofu tamit dafa am médiateur boo xamante ni yéen a ngi lëkkaloo ngir jàmm dellusi ci espace universitaire de manière générale parce que am na marche bu ñu fa bëggoon a nas jógee Ndar ne dina ñëw Dakar. ba jegsee ba Louga waaw ba negsee ba Louga jàmm dellusiwaat na ba yabaat na leen ci ay daama delloo leen. waaw am na ay médiation yu ñu def man mii bi ñu reyee Fallou Sène ñun demoon nañu université Cheikh Anta Diop ndax am na lu bari loo xam ne Gaston Berger am na lu bari loo xam ne nit ñi xamuñu ko ndax ñun suñu nekkee ci suñu biir dañuy waxante dëgg. étudiants yi man dama leen di défendre waaye nag duma leen défendre ci lu dul yoon tey jii li ñuy laaj am ndimbal la ndimbal nag doo ko wéer ci droit positif da nga koy wéer rek ci ñaan tey yàlla dina ci wis ndax mu sedd et incha allah li ma doon wax ni léegi université bu nekk daanaka am na médiateur. ndax liggéey bi toll na noo nga xam ne nii. mënul am rek un seul médiateur national. mais dañu doon wax Ndiassé ci Haut Conseil du dialogue social ne dina am benn branche boo xam ne dañ ko jagle lu jëm ci wàllum éducation. waaw éducation ñi nga xam ne ñoo fa nekk mooy ñi nekk moyen secondaire syndicalistes yi nekk moyen secondaire. ñoo fa nekk. am na décision boo nga xam ne ni ministre bi fi nekkoon jëloon na ko. Mary Teuw Niane jëloon na benn lettre bind répondre Ismaïla Madior Fall. mi yore woon justice bind ko ni ko dañu bëgg ngi yónnee ñu ko nga xam ne université rek lay toogal conseil national du dialogue social. mais finalement amul. waxuma ko kenn mais man jox nañ ma kayit ni ma yow lañ fa proposé waaye loola finalement comme ni nga wax amul. antul man nag du ma wër naan jox leen ma nangam mu diggante ngeen ma nangam. lu tax antul. ba léegi daal. yow comme jox nañ la kayit lu tax demoo toog. déedéet non joxuñu ma kayit pour nommer c'est-à-dire ministre de la justice moo laaj ministre de l'enseignement supérieur ni ko wax ñu ki nga bëgg mu représenter université yi foofa. ministre bi daal di bind lettre wax leen ni leen Ndiassé Diop la ñu choisir pour mu représenter toutes les universités dans le cadre de la médiation. lettre boobu egg na ci ministre bi mais yéen xam ngeen ay journalistes ngeen teguñu ci dara Ismaïla Madior dem na Mary Teuw Niane dem na. donc leneen li ci des xëy na peut-être egguñu fu nga xam ne nii dialogue national laaj na. ñu dolliwaat kartan wala yokk ñi nga xam ne. mais bu moyen secondaire amee représentant kay université bi nga xam ne nee nga commune la. waaw ñoom war nañ faa mën a am seen représentant parce que dinañ am au moins interlocuteur direct. waaw mais xam nga man su ma waxee dañuy defee nii damay ràcc jëmale ci sama kanam te man musuma xëccoo. même ombudsman bii musuma ñaan ñu nommer ma ombudsman dañ ma ni dañ lay nommer. ma ne nag su fekkente ni ne damay indi sama carte di ko jox université bi nga xam ne moo ma formé. wax dëgg yàlla mun naa rek. léegi professeur moo ma ci indi. léegi bu ñu doon évaluer reprise wax nga ko ne dara warul xajamal reprise bi. bi ñu ko defee léegi daanaka bariwul boo ko doon évaluer bi ñu delloo ci est-ce que ba fi ñu toll nii xel mën naa dal ne liñ doon njortu surtout réserve yi étudiants yi amoon ak yenn ci personnel di professeur yi duñ ko am. xëy na sax ci bi front amee dem mën naa leen bett ci ni étudiants yi bala ñoo dem front dañuy ñëw ci seeni faculté taxaw ni kenn du saboter examen yi. ñoom ñoo taxawal seen bopp def examen yi ba examen yi jeex ci journée bi ñu soog a dem def front. te bala ñoo dem dañ ma wax recteur ni ko kat examen yi ñun jël nañu engagement ni dina am. kon nag dañ ciy taxaw ba moom waaye nag du tee ñu dem ñaxtu. loolu moo waral front démb. loolu ba mu amee ma ni recteur étudiants yi li ñu def day li ñuy wax acte citoyen la ñu def
ndax li nga xam ne nii dina jafee rattrapé muy examen nangu nañ ñu def ko. waaye nag du tee li nga xam ne nii moom la ñu ŋànk. te mu doon loo xam ne mais est-ce que avec la reprise graduelle li nga gis nii dal na xel ba mën naa yokkaat yéen beneen xëy na cohorte boo xamante ne étudiant mën na ñëw yokk ci. ñi fi jot a nekk ngir njàng mi gën a teguwaat ci yoon. li ngeen gis nii ci fukki fan yi ak juróom. li ñu gis ci fan yi ak juróom yaakaar naa ni man mën naa ko méngale ak li nga xam ni moo amoon ci moyen secondaire. mooy lan. li amoon ci moyen secondaire bañ ne dañuy indiwaat étudiants yi nga xam dañoo nekk ci classe d'examen. syndicalistes yu bari dañoo yooxoon ni àddina réy tukki suñ leen indiwaate fii musiba am mais gis ngeen li xew. kon lañ doon tiit en tout cas foofu amu fa. te résultat yi bag yi ngeen am ren ni néew na ñu koy am. kon mën nañoo yokk lim bi maanaam yeneen. déedéet lim bi loolu du tax du naagu ñu bëri duñ fi fekkante ñii bu ñu ñeneen dugg si ñun moom duñu naagu parce que dañuy wéeru ci lu nga xam ni mooy charte yu nga xam ni réew mi moo ko wax. buñ ñu nee dafa am mesure sanitaire yoo nga xam ne nii dañ ko war a respecter ñun ñëpp. te mesure sanitaire yi li ko mën a xajamal cere ji li ko mën a xajamal mooy mbooloo mu kenn mënu la gérer. ñun nag ñu ni nañ def ndànk. mais ñiy jàngal en ligne ndax jumtukaay yi mat na. bon ñi ñuy jàngal en ligne xëy na peut-être jumtukaay yi matul pour ñëpp parce que boo jëlee benn cours man yoroon naa cours bu nga xam ne 2000 étudiants la ñaari junniy étudiants la ñooñu pour nga amal leen connexion wala ñoom ñu amal seen bopp connexion day jafe. cours en ligne yi dañuy bëgg defloo ko ñi nga xam ne nii ñoo am niveau yu avancé yi maanaam niveau yu gën a kawe maanaam ñi nekk master. nga xam ne ñoom am na lu nga xam ne ni xam nañ ko te ku nekk première année xamu ko ñu ne ñooñu mën nañ leen jagleel cours yooyu. waaye li nga xam ne moom la ñuy bañeen ci bi confinement bi amee. mooy étudiant bi toog rek te ay loxoom ñun di leen di yónnee li tubaab di wax ressource pédagogique. ñu koy xool ba bu ñu dellu si waatee. mu am luñ ci jot a xam. dernière question dernière question. Cheikh Baye am na beneen débat boo xam ne aussi am na ci enseignement supérieur muy ci kër yi. professeurs yi nga xam ne dem nañu retraite nekk ci kër yi ak yooyu parce que dafa am ñeneen ñu ko war a jël aussi buñ fi jóge ba dem na ci ba recteur bi fiy jóge jëloon décision siiwal ñi war a libéré te libéré wuñu loolu aussi xëy na médiature ombudsman mi waroon na ci am lu mu ciy dox ba xëy na du ñu yegg ci décision boobu recteur jël siiwal liste ñenn ñi rafetlu ko ñeneen ñi gis ni jébaane la wala waroon na bañ a dox ci diggante ay professeur enseignement supérieur loolu lan moo tax muy am déjà ak est-ce que mën nañ cee dox ay jéego ba dootul amati parce que kër yi quand même ku ci pare war na ko mën a jox booy yi tamit dañoo soxla kër yi recteur bi sax siiwalul liste waaw liste commission bi nga xam ne moo war a séddale kër yi moo yónnee ñi nga xam ne membre commission bi lañu ordre du jour ci ordre du jour bi nag la ñu gisee logement yi nga xam ne ni war nañ ko mën a joxe ñooñu daal di defi recoupement on considère que moom fuite daal voilà. mu am fuite comme ni ngeen di wax. mu am fuite waaye recteur. waaw non xalaatam voilà xalaatam doonul woon fuite la. siiwal exactement léegi nag recteur bu ngeen seetee université bi ak logement yi nekk Mermoz cité bi. dafa am histoire. ñun ñii wax ak yéen. temps boobu xaman ngeen ci ENEA la ne woon espace ENEA boo nga xam ne kenn dëkk fa woon. ñun ñii ñoo dem doon toog ci kram yi doon ñaan ko ba ab joxuñu ko. très bien donc étudiant bi enseignant bi fa dëkk. dafay jàpp ci ni moom ñi reyante woon pour ñu am cité boobu fa ca lañ bokk te itam ñëpp bokkuñu situation. recteur Ibrahima Thioub bi fi ne woon comme recteur bi itam dañ ci jiital gis-gis bu rafet. ndax université dafa doon milieu bu nga xam ne nii dafa doon milieu bu spécial yemul ak benn milieu. parce que dafa am li ñuy wax franchise universitaire ak liberté académique. dafa am yu bari yu leen protéger. yooyu nag tax na. jàngalekatu université kenn du ko pamte. jërëjëf loolu waral la. jërëjëf sa question pour ci franchise universitaire comme moi vas-y Cheikh. justement parce que pacification espace universitaire bi ñuy wax yëpp violation franchise universitaire yi moom moo koy faral di andi. ça veut dire que yéen est-ce que war ngeen yem ci étudiants yi kese waxtaan ak tamit ñi takk der yi waa ministère de l'intérieur parce que problème yi fa lay jógee la plupart du temps. dëgg la mais takk der yi étudiants yi ñoo leen fekk ci mbedd mi dugguñu. ci université waruñu dugg. waaw waruñu dugg waruñu dugg ko defal waruñu dugg mais am na loo xam ne aussi laaj na nit ñi xam ko
université recteur bi am na droit. bu gisee lu dalul xelam. mu wax ministère de l'intérieur yónnee ma force de l'ordre. très bien. en ce moment là on tord le cou. il est 8h47 Ndiasse Diop moo nekkoon sunu gan c'est vrai que bu ñu tuddee université moom débat bi day dafay neex parce que ñun ñëpp. Fatou tey jëlul suñu temps. nous sommes tous des. non nous sommes tous des produits de l'université laa jël ma seen temps après da nga comprendre la suite léegi dañuy dem miroir régional inter. Merci.